lay fay Hira bon di leen nuyu yéen tamit leen dalal jàmm di nuyu seen waa ngeen àndal ñëpp di liggéey ki ne ci kaw ba ki nekk ci suuf di am mbégte trop di toog ak yéen ci wax ci comité départemental donc ci wàll woowu xam naa li nga ma laaj moom la ñëpp yëg ndax jamono fi mu nekk ni dafa wëlbatiku ñëpp jaaxle bu rëy am na loo xam ne doo ko gis doo ko laal te muy faagaagal nit ñi dafay daal di metti donc jàpp nañ ne lii am ni wax dëgg yàlla balaa la ku mel de ñi fekke yu mel ni bariwul parce que aussi loo xam ne kenn mënu ko faj kenn mënu ko gis kenn mënu ko laaj te bis bu jot rek nga dégg ne ay junni nit faatu nañu donc metti nañu lool metti na ci wàllu wér-gu-yaram bi metti na ci wàllu habitation bi metti na également ci wàllu économie bi. ndax defe naa dafa xaw a des sax parce que yëpp laa d'accord parce qu'en réalité aussi situation bu taxawee nit ki laajul sax ñu di la soññ yow yaa war a jël say matuwaayu bopp mais parce que aussi bu ko réew yëpp defee réew yi nga xam ne ñooñu ëpp kàntan ëpp ñu doole gën ñoo mën a xeex ak jàngoro ji ñu jël fa ay dispositions yoo xam ne ay décisions yoo xam ne dafay affecter droit wu nit ki carrément ñoom ñu accepter ko ndax situation bi dafa nekk une situation exceptionnelle boobu nag su amee nit ki dafa war a am un comportement exceptionnel mais toog bu gouvernement bi waxee ñi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu faj bi bu ñu waxee nga mel ni loolu safu la defe naa ne loolu aussi gouvernement bi war na ci gën a taxaw man de bokk naa ci ñi nga xam ne yaakaar naa ne mesures yi ñu jël ci loo xam ne day law ñu bëgg a dagg fa muy lawe yaakaar naa ne ñëpp ko war a respecté bu fekkente ne woon na ku feebar sax da ngay toog sa kër wala ku feebar doo wàll keneen ñu mën a bàyyi nit ñi ak seen liberté mais ku ci loru rek di nga lor ay junni nit donc mesure couvre-feu bi man d'accord naa ci bu baax a baax état d'urgence bi parce que aussi njiit loolu lay jariñ dina yegg foo xam ne nag daanaka liberté du amati ñu wax waxi liberté mais fi ñu yegg si nii defe naa ne liberté amatul parce que li ñu jëkk a def mooy dañu restreindre dañu arrêter liberté d'aller et de venir kooku c'est une liberté boo xam ne qui est sacrée bokk na ci liberté yi jëkk bu ñu demee ba gouvernement taxawal ko nag arrêté ko nañu xam ne ñu ngi dans une situation exceptionnelle te loolu moo ko waral donc man mesure yëpp yaakaar naa ne pour wax ci sama xalaat mooy ànd naa ci te ku nekkoon place président aussi di nga jël ndigal bu mel noonu. waaye ñu ngi sant yàlla nag bu ñu demee ba ñuy wax département de Rufisque presque 400,000 habitants ñu dem ba naa am nañ ci ñaar ñu ngi sant yàlla nag mais ñaar yooyu bu wàññeeku woon ba far dara du fi amati loolu moo ñu gënal ku nekk fa nga dëkk Sénégal gi yëpp cas yi fi nekk sax mi ngi ñuy metti donc am nañ fi ñaari cas yoo xam ne wax nañ ne dañu positif kenn ki ñu dëkk Arafat gis nañ ne ñu positif la fa war aussi def nañ ko ba ñu demee ba xam ne cas bi côté yooyu yëpp désinfecté nañ ko ñamu nekk leen aussi mettre leen en quarantaine mais jusqu'à présent amul benn évolution donc yaakaar nañ ne fii ci Tëngéej ñu ngi jël suñuy matuwaay di ñaan yàlla aussi nit ñi ñu moytu ndax jàngoro ji moom ni muy dawee li tubaab di wax de façon exponentielle moo ñu jaaxal foo dégg benn ñaar rek ginnaaw suba nga dégg téeméer dem ba junni donc ñu ñaan yàlla loolu nga xam ne am na fi ñu gën a ñaax nit ñi ñu gën a fagaru ndax yàlla yemale ko foofu. waaw man nag dama ci am satisfaction parce que xalaatoon naa ko trop parce que comme Sénégal gi yëpp xamuñu couvre-feu doon naa xalaat Tëngéej mais li ma gis moom ci mesure couvre-feu bi fii ci Tëngéej yu respecté presque à 99% man vraiment xaw na maa yéem démb xaw naa tardé ci tali bi maa ngi fi jógee à peu près ay 19h30 wala dem sama kër mais 19h30 yooyu su ma gisee oto matul juróom te foo xam ne daa am embouteillage ba kenn du am foo jaar ci côté boobu wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant yàlla bu baax di leen ñaanaat tamit ñu gën a dëgëral ñu bàyyi génn bi na ku nekk toog sa kër loo xam ne xamoo fu mu lay dale te dafay law nit ak nit toog sa kër rek moom mooy jàngoro ji
te bu ñu nekkee ci kër gi tamit ñu bañ a dajaloo parce que loolu kun ko wax tamit xamal ne yow yaa tax yow sa bopp nga koy defal donc loolu kontaan nañ ci trop la ñuy wax tamit gis nañ ne nit ñi foo dem rek léegi ñu ngi raxasu foo dem ñu ngi farataal raxasu bi parce que aussi dafa amoon benn erreur boo xam ne dafa jaaroon comme ça xaw ma mode la xaw ma fan la jóge mu mel ni daal dañu bëgg a wax population yépp ku ci nekk naa am gel mais ñun nag bañ ko yégee xaw nañu rectifier ne nañu gel bi baax na mais cher na trop ci jamono jile donc la ngeen di def mooy kër gu nekk na ut pëngalab saabu mooy saabu bu ndaw boo musa utiliser wala bu bees yépp baax na nga jël kaasu ataaya nga def ci eau de javel def ko ci ndox ngeen di ci raxasu xool na ne nit ñi ñu ngi koy jël parce que loolu boo ko xaymaa ci xaalis sax du mat fanweer mais gel boo ci jël ngeen dafa am rupture 3000 4000 5000 ba 10 000 loolu borom kër yi mënuñu ko donc li leen di digal mooy la gën a yomb te ñëpp man ko mooy saabu boobu ñuy fóote saabu ñu di ko wax saabu ordinaire dagg ci lu tuuti nga wut sa siwo def ci eau de javel nit ñi di ci raxasu boo demee ba ci kanam nga tuuraat ko nga renouveler waat kii bi loolu buñ ko saxoo rek doo ci yàq xaalis bu bari te la nga bëggoon ci gel yi aussi di nga ko ci am nit ñi tamit wax na leen ne xew daanaka amatul ñoom tamit ànd nañ ci benn yoon laa fi dégg benn dëj boo xam ne police dem na tas ko mais yi ci des yëpp ñu ngi conformé wu à la situation donc loolu aussi nekk na lu am solo bañ ko jëlee ba léegi gisaguma ku ma invité mariage te nit ñi xam ne man mariage ci ma daa dem daana bari ngénte yi aussi c'est la même chose donc loolu nit ñi ñu ngi conscientiser wu di xam ne kat li ñuy jël loolu ñoom ñoo ko moom moo tax ñu ngi koy respecter donc vraiment pour l'instant ci comportement population par rapport ak jàngoro yi ñun am nañ ci satisfaction mais dañuy bëgg nag satisfaction boobu ñu dolli ko. man de wax dëgg yàlla le droit de l'homme c'est un droit de l'homme bu sacré loo xam ne wax dëgg yàlla dañ ko war a indil wormaal mais nag droit de l'homme bi jëkk mooy ki nga xam ne day taxawaalu ci mbedd mi dem wàll ko ñoo xam ne dafa ñu dara xam nga fi mu nekk nii bu fekkente woon dañuy respecter la loi ñaata nit dañuy jël yóbbu police bu ñu paree ci police bi avant ñuy génn sax ñu woo presse bi wax nangam ak nangam donc man duma ko légitimer mais nag moyen yooyu war tax na aussi nit ñi commencer aussi di def attention ji bañ a génn neexul ci gis nag ci gis-gis nga gis nit ñu jàpp yar di ko dóor mais nit ñi aussi wax dëgg yàlla bu ñu jëlee mesure nañ toog yaa ngi comprendre par exemple police yoroon camion di ramasse ay nit biir camion boobu bala ñoo yegg police sax lu bari mën na fay xew ci jàngoro ji bu ñu demee fan leen di yebbi aussi dajale leen lu bari mën na fay xew donc il faut ñu am ay moyens yoo xam ne nit ñi il faut ñu def ko man nag li may regretter moo di loolu ci pays africain rek lay am gisuma ko Sénégal rek mais pays yi nga xam ne moom laa doon wax léegi bu ñu waxee ne bu kenn génn dina am ñuy génn mais ñu tuuti lay doon mais fii moom boo ne nguur gi ne bu kenn génn ku génn da ngay feebar day xaw a mel ni dañ koy ñaawal donc li am policiers yi reconnaître nañ ko mais aussi nit ñi ñoom ñoo jëkk violer les droits de l'homme donc droits de l'homme ici aussi nañu seet ñoom seeni pexe ñu def ko pour nit ñi toog parce que aussi bu fekkente woon ne jàpp nañ ci ay nit dugal leen ci camion police bi ci biir camion bi mu am wàllante jàngoro bi droits de l'homme yooyu ñoom ñooy jëkk a wax moi je suis rien contre les droits de l'homme je pense que l'individu nit ki mënul dund sax sans mu am ay droits sans ay yelleefam aussi bien les droits individuels que les droits collectifs et les droits économiques donc je pense que il faut que tamit nit ñi tamit ñuy respecter kuñ ci jàpp bu la yóbboo police fekk amoon na jàngoro ji mais police bi yëpp ngay kii kuñ ci jàpp ci biir camion mais ñi ne ci camion bi yëpp ñoom ngay taxal ñoom ngay wàll donc je pense que ne loolu dañ ko wàññi tuuti benn nag baax na ci pour nit ñi toog seen kër donc ñun nekk amaguñ ci benn xam-xam li ñu ci am rek mooy dégg-dégg di ko rafetlu te su ma nee yokk sax mu yokk ndax feebar bi wax naa la dafa am répercussion sur le plan économique dafa am répercussion bu rëy sur le plan économique parce que déjà ñi nga xam ne
tënkuwuñu woon ci salaire jaaxle nañu lool ñi nga xam ne it dañu nekkoon ci location te tënku woon ci salaire gën nañoo jaaxle donc ñu ngi ñaan daal bu ñu mënee yokk 69 milliards yooyu ñu yokk ko bu ñu mënee xool aussi naka lañ koy distribuer ba mu yegg ci suuf conformément à la volonté du président yaakaar naa ne loolu moo gën parce que aussi il faut que ñu xam ne yëf yi dinañu laal ay weer donc jàngoro bi bu ñu xamoon kañ lay jeex sax kon ñu ne kon nañu xaar ba boobu mën naa am du yàgg ñu def loolu mais loo xam ne xamul kañ lay jeex te activité yëpp ay taxaw dafa am manque à gagner bu rëy aussi bien ci secteur privé bi que dans le secteur public donc bu ñu amee mesure de compensation une idée pour une mesure de compensation ou bien d'indemnisation moi je suis vraiment d'accord par rapport à cela mais nag nañ ko yokk buñ ko yokkee ba pare nañ koy joxe na nekk ay procédure boo xam ne procédure bu sûre la pour ñu ko war a jot ñaanuñu yàlla nag mu yegg foofu loolu moom yàlla na fi taxaw ci balaa yàgg mais bu ñu demee ba nga xam ne dañu ñëpp a toog seen kër état confiné leen wala ñu auto confiné wu loolu moom dina doy waar man xalaatuma benn scénario boo xam ni mën nañ ko génne pour que ñi nekk seen kër yëpp ñu jox leen ñu lekk jox leen ñu naan loolu moom dina jafe musiba lay doon dañuy ñaan daal yàlla buñ fa yegg buñ fa yeggee it da dëgg yàlla maire yi am na doole tuuti mais amul doole boo xam ne mën na def loolu bon ñu seet état bi it mën na am du am doole mais ñu seet naka la ñuy génne ay vivres de soudure pour nit ñi mën cee jàpp mais daal ci laa maa ngi ñaan yàlla ñu bañ a yegg foofu moom day garaaw moom kay jërëjëf waa ok merci waaye si li nga xam ne moom laay mujjee wax nag di ko tàggatoo moo ci ne ñëpp toog seen kër jàngoro bi jàngoro ñëpp la du jàngoro maire du jàngoro citoyen jàngoro ñëpp la ku nekk rek jàngoro bi war na la mën a wàll la la ciy fagaru nag mooy nga toog sa kër la ciy fagaru nag mooy nga raxas say loxo gel yi ngeen di jël ñu di ko jël mu seet trop ab saabu bu ndaw ak kaasu ataaya mën na ko remplacer loolu nag nit ki lu mu ñàkk-ñàkk ci këram mën na koo am nañu ko def ñu fagaru bàyyi dajaloo bi ngénte yi ak takk yi xam naa jigéen ñi moom dañ xaw a mer ñu reporté ko ba ci kanam donc man loolu laa bëggoon a wax di ñaan yàlla nag yàlla na ko fi yàlla yemale ndax feebar boobu xajul ci pays africain ba nga xam ne dinañ ko mën a dékku je vous remercie